asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi seetaan Sen TV dellu soit nañu ci beneen émission bu bees Al Irshad tey nag dañu ñëw ci bio Kenaya ak bureau yi nga xam ne moo nekk fii ci Liberté 6 extension ci ginnaaw Auchan bi rek nga xam ne ay bureau yu ñu yaatal la lool man di fi dalal gan ñi surtout kilifa yi nga xam ne bëgg nañu faju sax ci wàllu privé mais en même temps itam présenter leen ay produits yu am solo ci wàllu recherche yi nga xam ni sëñ Gora Seye def na ko ñu fekk si ko fii ci bureau nga xam ni daañu leen wan tey ay gëstu yu am solo yu mu def ci suñu ay plantes ak téere bi nga xam ni dédicacé nañu ko ay bis yi ñu weesu ci chambre de commerce bu Dakar nga xam ni gëstu yi mu def ci téere boobu sax la eggalee ci wàllu jëfandiku ak gëstu génne ci produits yi lépp dina leer ci biir émission bi sang bi ma jox la nga nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan balaa ñu jublu ci waxtaan bi. waaw alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammadi wa sallim asalaamualeykum wa rahmatullah Cheikh Mouhamadou Mansour maa ngi lay nuyu bu baax di amaat mbégte bu baax si dalal la tey nag ci sunu loko yi ci fii nga xam ni mooy loko bio Kenaya yi nga xam ne en général dimanche yu bëri fii dañuy defee ay consultation ci ngoon si te itam moo coiffé wàlla nag bio Kenaya Sénégal ak Europe ak Afrique gis nga assistante yi ak ki yor sunu daaf bi nga xam ne bio Kenaya structure la boo xam ne c'est très organisé nga xam ni ay borom xam-xam ñoo ko séq loolu xam nga ko te di nga ko gën a gis incha allah. ok sang bi da nga def ci wàllu gëstu benn téere bu am solo bu tudd Nature Med nga génne ko présenté ko wan ko waa Sénégal ci ay bis yu ñu weesu nga xam ne ku nekk sax mën na cee am ngir gën a approfondir ay gëstoom ci importance yi nga xam ne plante am na ko génne ci ay faj yu am solo laabir gi nga laabir ci wàllu xam-xam ba génne téere bi ak ay précisions yu leer yoo xam ne daanaka nit ki mun na cee am xam-xam alors lan moo la motiver ci téere boobu. waaw li ma gën a motiver mooy. xam nga jamono juñ ne santé wér-gu-yaram Mouhamadou Mansour lu jafe la te accessible ci ñëpp du ñëpp mën a faju du ku bëgg a faju rek faju ñu ne nag dinañ ko tënk ci xam-xam bu sell bu leer def ko ci làkkum tubaab mais ñoo ngi koy liggéey ci anglais dina génn feek 1 mois 2 mois ndax ñi nekk États-Unis ak ñi nekk réewu anglophone yi mën ko jot waaye ñi nekk itam Sénégal ci biir àll bi mën a jot téere bi ci mënu bëggee faju su demee ba am lu leen jaaxal nag ñu ñëw ci ñun ñu gindi leen mbaa ñu faj leen ci beneen façon traitement boo xam ni c'est encore beaucoup plus efficace moo tax dama tànn garab yi nga xam ni am na Saalum am na Njàmbur am na Bawal am na fu ne ci Sénégal pour nit ñi mën ci jëfandiku mais itam dama ko def boo xoolee professeur Bédié Mbaw mi ko préfacé pour chimistes yi ak biologistes yi étudiants yi nga xam ñu ngi def thèse bu ñu sëkkandikoo ci livre Nature Med dinañ gis xam-xam d'ailleurs am na ñuy def thèse ñu ko commencé jël am na ñun ci dimbali des étudiants ñoo xamante ni dinañ si mën a sëkkandiku pour def seen thèse ndax xam-xam bu scientifique bu moderne bu dëppook lépp loo xamante ni rek xam-xam la daf cee nekk incha allah. sang bi dama bëgg nag tey carrément waa Sénégal découvrir li nga xam ne mooy ay produits yu bio Kenaya vraiment nga xam ne lépp nag ci wàllu xam-xam la moment bi ñu leen koy présenté waale dafay tegu ci wàllu xam-xam sang bi pot yi ne ci sama kanam sachet yi ne ci sama kanam paquet yi nekk sama kanam yépp lii mu ngi tudd Iaform alors lan mooy composition bi lan mooy njëriñam pour nit ñi xam Iaform ak nan nga ciy defee traitement. waa Iaform njëriñam mooy dafa baax mës nañ ci waxtaan ci jigéen ñoo xam ni dañu sew wala xale bu xiiboon wala jigéen buy nàmpal te amul soow amul lu mu nàmpalee wala mag mu néew doole surtout ci wàllu calcium ak yax mais Iaform la tudd maa ngi ko jëlee ci baatu acide hyaluronique boobu mës nañ ko waxtaan ci ay garab yu baree bari waa am na yeneen garab sax yu ma am mais acide boobu nag dañu xool ci acide hyaluronique ci plante yu mu gën a baax yi nga xam ne pourcentage bi dafa élevé ñu mélanger ko def ko produit boo xam ne am nañ ci beneen boo xam ne da nga koy diw indi wuñ ko fi ak bii nga xamante ni nii da nga koy utiliser naan ko dafa baax déjà ci transit intestinal bi da nga koy ruy mais acide hyaluronique bi ci ne wax naa la am na ñoo xam ne dañuy dem Maroc wala dem Suisse ay jigéen bëgg forme dem ñu leen di piqûre
wala di leen jox ay produits yoo xam ne acide bi ci nekk hyaluronique la ñun nag ñu indi ko sous forme de bio nature parce que ñun Bio Kenya nature remède lañ wax mooy suñu slogan mooy la nature comme un remède bu ko defee nag boo utiliser produit bi dafay yokk fes yi dafay may nit ki forme du daf koy may forme kaw déedéet dafa am partie yoo xam ne ci yaram acide bii lay dundee ci peau bi dafa am élasticité dafay yokku dafay yàwwi ci hanche yi ci yaram bi ba nga xam ni bu lekkee rek du garab bi moo lay may yaram mais dafay favoriser forme yi rondeuru jigéen ak ku bëgg am yaram ba nit ki mën a am yaram bu rafet mais pas yaram bu ñaaw moo tax IA forme acide hyaluronique bi ñu ko liggéeyee daf lay jox une très belle forme boo xamante ni yow ku jigéen ki wala yow miy nàmpal parce que daf ci am yeneen substance yu ñu si def des bioactifs yoo xam ne ñoo ngi doxal yaram bi ba nit ki mën a am yaram bi mu bëgg mën a yokk soow bi bu bëggee forme bu rafet bu dee ku xiiboon ku amul calcium même xale bu yéex a màgg wala mu am problème mu dox nga xam ni mënul dox bu baax am nañ ci preuve ak xale boobu màgg actuellement macha allah donc il faut que nit ki jël ko nag régulièrement dama lay jàngal nag lenn garab plante bu ay borom xam-xam saytu suñ la ko joxee amul chimique du synthétique kenn synthétiser wu ko ni garab gi di màggee lay màggee il faut que nga koy jël def traitement mu di la jox li nga bëgg ndànk-ndànk bépp garab boo xam dañ naan tay la nga sóobu ci tey gis résultat tey c'est synthétique c'est chimique ñun nag molécule bii nag mën nañ ko jël ñun après jaay ko tubaab bi ñu synthétiser ko mais ñun dañu gëm la nature parce que wax naa ni c'est la nature qui nous soigne. mu nekk bio lu am solo la kon garab bi mun ngeen ko am ci boo leen wootee ci Bio Kenya Africa ci seen bureau yi nekk ci Liberté 6 extension 76 370 21 21 alors 379 21 21 IA forme pour am bind bu rafet mën a génn ci xiibon bi mi ngi tudd fine forme alors IA forme fine forme. waaw ça c'est la forme xam nga Bio Kenya nature remède la mais forme bu naturel lañ bëgg fine forme boo xoolee produit bi gis nga ko da nga gis jigéen joo xam ni ndigg li dafa dagg dafay brûle graisse la dafa am acide linoléique am acide citrique nga xam ni graisse gi nekk ci biir bi daf koy dindi ba pare jox la une très belle forme loolu la ñuy wax fine forme daf lay jox taille fine nit ki nekk taille bu fine mais jarul régime yu metti yooyu moom boo ko jël baax na aussi ngay doxantu parce que nit ki su doxee à partir de 30 minutes daf koy permettre yaram bi di puiser graisse bi nekk ci biir stock bi yaram bi stocké woon di ko utiliser comme énergie moo tax fine forme baax na tuuti ngay tàggataale sa yaram comme ça mu jox la résultat yu extraordinaire ci 3 semaines ñi ko jël 3 semaines dañuy perdre 3 kilos 6 semaines dañuy perdre 6 kilos ak benn taille ceinture bu rafet. moom ni lañ koy jëfandikoo maanaam infusion la da nga koy jël def ci ndox matin soir wala yan lañ koy jëfandikoo. infusion la su fekkee da nga bëgg nit koo xam ne dafa bëgg résultat bu gaaw mën na ko jël matin bu xëyee à jeun fekk ndekkiwul ak bi nga xam ni dem na bay tëdd mu jël ko kooku su ko jëlee ci 3 semaines dina perte minimum 3 kilos soo ko infusé comme nii rek lay mel tisane la donte du tisane bi et puis nga gis ni itam Bio Kenya séchage bi nekkul n'importe quoi ni ñu koy séché maanaam fu ñu koy wawalee lu ko Bio Kenya la naaj du ko gis dafa am technique de séchage xam nañ ko borom xam-xam yoo xam ne ñoo ko séq bu ñu paree ci loolu broyage bi mooy walin bi dafa am technique pour ferñeent yi ci nekk bañ a soppeeku suñu paree nag lépp ay machine ñoo koy sol bu ñu noppee nag ñu soog ko mën a def emballage bi jox ko nit ñi sell la def ba pare nekk ci norme yoo xamante ni benn norme gënu ko wóor ci wàllu plante ak ci wàllu jëm ci produit bio bi nit di utiliser moo tax actuellement Bio Kenya waxuma la Afrique waxuma la Europe waxuma la États-Unis mais partout dans le monde normes yi ñuy utiliser amul kenn ku ko mën a dépasser respecté nañ normes yi non seulement mais xam-xam bi nekk ci Bio Kenya ci plante gëw ma ni dina bari foo koy gis. damaa gis sànq nga ñëw ni defar leen ma benn ataaya bu ma naan muy tey bi nga téye woon sànq nga ni lii nga ko defaree nii lii gëstu la laaj. waa gis nga lii par ñax la Bio Kenya nag ñax la parfois gis nga baal ma
ni ma ciy naan ni bi may ñëw j'avais des maux de tête ma naan la bopp bi day métti day faj migraine day faj maux de tête dafa baax itam ci koo xamante tension am soit day yéeg ba mu ëpp wala muy wàcc ba mu ëpp dafa régulateur la dafay permettre système diastolique bi ak systolique bi nga xam ni mooy xol bi diggante buy pompe deret ji ak bu koy mankaat mu régulariser ko mu nekk ci moment bu normal en même temps dafay raxas deret ba pare anticoagulant day tax deret ji du way mooy meilleur produit bi ma gëm ni chaque jour du ma xëy suba man te ndekkiwuma ci mën nga si def sa naana gis nga ni mu neexee. kon baax na ci tension. dafay wàcce tension bu baax régulariser ko ba pare itam dafa baax ci ay maux de tête ba pare itam dafa baax ci am problème bronche ak bronchole wala sëqët wala nangam mais en même temps li ci gën a baax mooy dafay nekk bien-être soo ko naanee la journée da nga yëg ni da nga am cawarte amul bis bu ma xëy du ma si ndékki nga def sa naana nga def sa xorompole nga def sa suukar nu mu la neexee nga naanee ko. moom moo tudd HH. moom moo tudd HTN feuille. HTN feuille dafa am HTN feuille ma fàttali nit ñi itam sunu garab yi parfois comme IA forme dañuy jël turu molécule bi carrément wala ñu jël formule moléculaire bi maanaam molécule bi ni mu bindoo ay yaxam ñu tënkee loolu garab gi ndax moo may permettre ma xam bu may faj nit ki ci ban molécule laa koy faj identifier ko wala rek ma jël comme IA forme jël direct ci turu molécule boobu au lieu que may wax C wala H14 nangam ma ñëw directement bañ a tudd hydrogène bi bañ a tudd carbone bi ci ne ma jël juste rek li nga xamante ni mooy tur bi kon HTN dafa am lu ñu si jublu ci côté molécule bi nga xamante ni secrètement sax du ma ko wax parce que moo ñuy permettre ñuy wàcce tension. HTN kon amul chiffre. ah te ma wax la beneen affaire problème mu tension Sénégal amatuñu koo xam ñoo ngi lay traité yow ci àdduna ngay am problème tension moo tax dina ma naqari trop ma gis ay sénégalais yu am ay problème tension te duñu wér te Biokénéa nekk fi parce que gëm naa ni képp ku utiliser les produits Biokénéa soo HTN feuille bi nga ciy ndékki le soir nga koy naan te dafa neex nga xam ni nit warul di faju ne damay naan garab kon doo wér da nga war a faju di mel ni kuy utiliser des aliments da ngay lekk di faj sa bopp di feebar donc da nga war a li nga war a lekk di ko ndékkee moo la war a faj moo war a wàcc sa tension moo war a wàcc sa diabète et puis dafay doon loo xam ni dafay am goût am odeur gis nga xet gi nu mu neexee ba pare mën a faj nit te ñax la ñax yi xar yi di lekk la gëstu dong moo am solo alors sang bi ci ba tey ci produit yi may présenté Sénégal bëgg naa ñu xam ko ndax lii mun nañu koy ndékkee man mos nga ma ci may loo xam ne daanaka chaque week-end moom laa doon ndékkee fële Ngekoox mu ngi tudd Diospyros moom lan lay faj. Diospyros nag garab bu intéressé nit ñi la mais ma fàttali ni na comme ni nga ko waxee dafa nekk garab boo xam ni lu am solo la mooy dafay faj du ma ne dafay faj parce que dama gëmul ne góor dana tële man gëwuma ko waa du tële góor dafay am lu ñu naan dysfonctionnement érectile wala mu am asthénie sexuelle baatu grec difficulté fonctionnement de fonctionner correctement l'érection nit ki day am jafe-jafe ci ngóoraam mën a jóg normal loolu nag ngóora ñeenti mbir rek la loolu mooy feebar waaye ngóora du feebar xam nga ñeenti mbir yooyu lan la mooy diggante xel le cerveau le système nerveux mooy def commande xol bi pompe lu muy pompe deret muy troisième position deret jooju fu muy jaar ci sidit yi ci artères yi ci vaisseau sanguin yi ci raakool yi ci jaaruwaay yi donc sëy xel mi bu feebaree dysfonctionnement la bu xol bi feebaree nit ki am diabète am tension les maladies cardiovasculaires xol bi mënatul pompe deret ji normal du ngóor a xol bee feebar bu deret ji niinee am ay plaquettes am ay doñ am diabète diis ëpp du jàll normal dafay diis xol bi du ko mën a liggéey normal artères yi bu fekkee da nga am diabète da nga am tension da nga am beneen feebar artère yi du am dilatation vaisseau sanguin deret ji du yàwweeku du bàyyeeku du tawweeku du am élasticité ba deret ba ndox mi mën a jaar bu baax mu mën a dem nag ci sàkkaru ku góor ki mu mën a am érection bu boobaa nag itam boobu deret ji moo am problème wala sidit ji moo am problème moo tax si sama vocabulaire gëw ma tële nanguwuma tële te bu benn góor nangu ñu ne da ngaa tële parce que boo ne da ngaa tële yow psychologiquement tële nga yow dysfonctionnement nga am jafe-jafe góor yëpp la mën a daal juste dafa laaj correction laaj réglé suñ ko réglé kii boo ko réglé directement réglé wul
boo ñu consulter nag ñu mën la régler la waral loolu réglé wul mooy ñu dem exactement ci problème ba fu mu ne buñ ko réglé rek automatique léeg-léeg nit ñëw ma nga ne ma Diospyros ma la bàyyi Diospyros bi kii mooy Diospyros mespéliforme. Diospyros li tax mu baax mooy dafay aiguiser l'hypothalamus yëngal ko xamb ko ba am cawartey bëgg-bëgg sëy mais nag na la wóor ni su ko nit utiliser day mën sëy parce que dafay dilater vaisseau sanguin yi dafay dimbali xol bi am na leneen li stop mooy bu fekkee nit ki jël na ko nag mu koy jël te gis na ni góoraam des na bu boobaa na ko wóor ni am na lu mu war a faju te nag ma wax la benn problème ki am problème mu ngóor a war na tiit ci boppam mooy wane ni feebar nëbbu na ci moom feebar moo nit ku wér léppam wér bu bëggee dana sëy bu bañee dana sëy parce que c'est un besoin naturel comme lekk moo ngi mel ni nit ki ne damaa am feebaru ñàkk lekk li tax nga feebar ba mënoo lekk am na feebar bu nekk ci yow donc nit dafa am système nerveux bu war a régulariser am système yu bari ci respiration bi système digestif système yi tënk nit yëpp ay système la système yooyu yëpp bu ñu doxandoo nit ki léppam day dox moo tax nit ki war a saytu yëfam léegi nag plante yi li tax mu baax dafay boole li muy fajaale lu mu bari Diospyros nag ci wàllu ngóora def naa ay preuve am góor goo xam ne yaa ngi bëgg a sëy wala mënoo sëy mën nga koy utiliser di nga sëy saa yoo bëggee sëy su fekkee nag jël nga ko utiliser ko muy ñëw ak a bàyyi nga consulter ñu traité ko le plus tôt possible moo tax en général nit di jënd Diospyros ñu faj la Diospyros jox la ko mais boole la si beneen traitement boo xam ni am naa yaakaar ne sax moo la faj mais nag produit du ko gën moom Diospyros te tisane la gis nga da ngay infuser waaw eau tiède 10 minutes 15 nga naan et puis c'est bon matin soir bu la neexee nga def ko le matin wala le soir wala nga def ko à chaque fois que besoin nga xam ni bëgg nga sëy nga naan ko. nit ki bu fekkee bi dafa yëg li nga wax nii ci yaramam mun na ñëw directement Bio-Kénéa jënd ko wala dafa laaj consultation. ça dépend par exemple ki bëgg wàññeeku te amul benn problème mën na ñëw jënd Fine Forme wala IA Forme cabinet baa ngi fi ñoo ngi cabinet fépp un peu partout Sénégal Mauritanie Europe boo ñëwee ñu jënd ko am nañ des assistantes gis nga Seynabou ñoo xam ni si ay borom xam-xam lañ jàng lool ba pare respecter seen liggéey. boo ñëwee dañ la accueillir dañ la orienter su fekkee dañu gis ni yow da nga war a dem consultation dañ la yóbbu consultation bu fekkee dañu gis ni yow war nga mën a jënd produit bi dem ñu jëndal la produit bi Seynabou bu ñëwee mën na tijji ordinateur am képp kuy traité wu fii yor nañ sa fiche de traitement xam nañ li nga faju xam nañ temps bi nga fi def xam nañ molécule yi ñu la doon faj xam nañ résultat yu nu am waaw Seynabou dina la génne léegi ordinateur. jamono ji climat bi mu ngi changé ñu ngi ci jamonoy lool li nawet bi jeex na impérativement nit ñi seen der yi dafay changé ñii di waw ñi am yu matewul di def li wolof di wax didim ñenn ñi seen der yi commencé di soppeeku alors sang bi lii ci xalaatu Bio-Kénéa la savon la est-ce que mën nga ñu expliquer fabrication bi. savon bi yaa ngi gis formule moléculaire bi c'est le C14H21 gis nga garab bi kii nii. li muy faj mooy saabu Bio-Kénéa bi li muy faj non seulement man su ma ko sangoo pratiquement su ma génnee man du ma diw parce que boo ko sangoo ba noppi doo weex ça c'est un mais en même temps dafa amaale tam acide hyaluronique bi ma la waxoon fële parce que day acide bi ma bëgg parce que sunu peau yi acide hyaluronique la ñuy dundee moo tax anti âge la ku koy utiliser doo gaaw màgget ba pare nekk loo xamante ni conditionnement bu baax la nekk donc Bio-Kénéa xam nga sëñ bi Sénégal dañu am lu dafa neex a sangoo te booy sangu di nga gis ni nu mu amee douceur ni mu neexee ci yaram Sénégal dañu am lu jafe mooy Bio-Kénéa dama bëgg Sénégal yi xam ni seen njariñ la parce que ñi daje ci àdduna am xam-xam xam nañ ni xam-xam rek moo fi nekk Bio-Kénéa ci àdduna amul benn produit naturel bu ko ëppalee ci côté xam-xam wala leneen donc man je pense que nit ki war nañ xam li Sénégal am ñu respecté ko ñoo ngi def ay résultats ñoo ngi dimbali nit ñi te Bio-Kénéa nekkul fi Sénégalais yi kese parce que boo xoolee ba Suisse ah ma profité nuyu suñu xarit yi Bruno ak ñooñu ñoo ngi nekk ñoom Ismaïl ñoo ngi jël di promouvoir di tas Bio-Kénéa foofu parce que résultat
yu am foofu tubaab yi sax daf leen jaaxal. alors lu tax mu nekk ñaari couleur. waa ñaar ñi bii dafa baax ci ku am teint clair bii dafa baax ci ku am teint noir loolu rek mooy seen différence ñoo bokk acide am na nag lu ñu si delluwaat yeleen ci ay plios ak yooyu surtout bii. lan mooy molécule H32. H32 mooy molécule bi. waa H32 lu tax ñu liggéey loolu ba tuddee ko noonu. H32 xam nga H32 moo ngi jógee ci benn acide bu tudd acide arachidonique ak acide aspartique. acide arachidonique boobu précurseur la si prostaglandine yi nga xam ne jigéen xaaral ma wax ko ci olof ndax damay nga baal ma maanaam jigéen moom mooy bi tee la normalement ci wàllu am doom ci jigéen joo xam dafa am lu ñu naan dysménorrhée difficulté ci découler ses règles normalement mois ménorrhée koo xam ne dafa am jafe-jafe ci génne ay règle yi day takk du ñëw normal day metti wala moom règle douloureuse H32 dama jël tur bi rek hydrogène parce que molécule dafa am lu muy tënkoo moom laa jël acide arachidonique bi ci nekk moom lan lay jariñ dafay xamb benn dafay dimbali dafay fëgg li nga xam ne mooy les follicules LH ak FH ci jigéen xamb ovaires yi nit ki mën di ovuler normalement di mën di écouler itam ay règles am normalement mais bu dee ci góor itam dafay stimuler mook acide aspartique bi ci nekk lu ñu naan les hormones estroïdiennes xam nga góor. kon lii day faj fertilité. loolu lay faj moo ko tax a jóg. ak góor gu mënta am doom. couple bu mënta am traitement couple yi may utiliser fii yëpp di ci am résultat H32 laa leen boole soog leen traité leen bu dee dañu am varicocèle wala parce que garab bi par exemple bu fekkee góor xam nga góor dafa am machine. góor ñu bëri xamal ni dafa am machine buy liggéey wallax njaan muy testicule yi di ñaari waa yàlla yi nga xamante ni nii moom su fekkee ni ñoo ngi koy xam di togg dëggantaan li nga xamante ni mooy wallax njaan yi hormones yooyu ñu koy togg di ci liggéey day tax góor ki mën a indi wallax njaan yu doy te sakkan te gaaw te bañ a am feebar bopp bi bañ a rëy wala genn gi bañ a rëy parce que wallax njaan mën a am bopp bu rëy genn gu kët bañ a daw gaaw a nelaw tayal yooyu yëpp daf koy def léegi nag soo jëlee garab bi dafay xamb hormone yooyu dafay stimuler nit ki ak hormone testostérone yi ba nit ki mën a liggéey wallax njaan yu baax mais en même temps itam bu dee jigéen surtout su nekkee jigéen ko xam dafa am jafe-jafe am problème ovulation dafay faj kyste de l'ovaire waaw dafay faj fibrome mooy H32 mooy garab goo xam dama jàpp ni te mën nga ko naan à tout moment xale buy soog gis règle mën na ko naan ku bëgg doom mën na ko naan ku am fibrome mën na ko naan ku am kyste mën na ko naan te bind naa ci sëriñ bi nekk loo xam ne dañ koy bind nii rek wax ko gis nga boo xoolee dama si bind dama ne riche en acide aspartique et en acide arachidonique la H32 augmente le nombre et la qualité des spermatozoïdes en stimulant nu mu koy def les hormones estroïdiennes et multipliant la sécrétion des hormones LH et FHS d'où son efficacité contre l'infertilité kii dafay faj résultat yi ñu ci am mënu ma la ko wax pour te dire encore c'est scientifique c'est naturel te dafa nekk loo xam ne dafa tënku ci xam-xam bi gën a sell ci xam-xam yi mooy la H32. sang bi ay paquet boobu léegi ay paquet laay ubbi ay sachet ay pot dama gis benn bouteille bu am ndox. ñu garder ko mu am glace maanaam kon ci fuy seddalaate la nekkoon garab bi nan la tudd sang bi. lotus nag am na paquet waaw bismillah am na paquet am na. mais lii dafa neex de. waaw dafa neex waaw ba pare itam li tax mu baax pansement gastrique la fi ñu toll nii boo amoon brûlure d'estomac gannaaw gi di laq biir bi di laq ngay am reflux gastrique soo jëlee lotus 21 loolu Sénégal yépp xam nañ ko léegi lotus nit du ko jël nga am estomac nga am ulcère gastrique ulcère wax naa la góom la rek mooy xelkos blessure gaañu wala estomac xam nga sëñ bi nag. nga baal ma tuuti ma jàngalaale sénégalais yi sunu mbàq yi nga baal ma ci wax ji mooy estomac mooy poche mooy saak bi nga xam ni
mooy réceptacle mooy defukaayu ñam ya ak lépp luy jaar ci biir jóge ci diggante biir bi ak œsophage bi jaaral ci estomac ci biir bi parce que œsophage moo dox diggante gémmiñ gi ak biir bi dañ ko fonkul lu ñu jël rek xëpp ko mu mel ni mbëbës sëñ bi biir lu sophistiqué la nag lu yàlla préparé la te jàpp naa ne bu wéree nit ki mën naa wér parce que li ngay lekk sax ci ay microbe li koy njëkk a détruire nga xam ne loolu yëpp mën a feebar bi bañ a dem ñun dañu am ay microbiote biir bi boo jëlee antibiotique bu njëkk la laa jàpp mooy li gën a gaaw ci rey microbe gis nga sunu loxo yi nit ki li muy produire ci acide bu doy waar nga xam ni c'est plus de 3 litres par jour nga xam ne boo jëloon sa loxo tey dugal ko ci mbàq nit dafay seey comme acide day seey doo ko gisati biir boobu am mucus lu xam ne yàlla moo def mu protéger wu loolu ba doo ko yëg su fekkee yaa ngi lekk n'importe quoi nag loolu dafay commencer yàqu moo tax nga yëg tàngoor bi di yëg brûlure bi li nga xam ne moo fatt diggante gémmiñ gi ak fii ngay am ay reflux gastrique kon ulcère estomac reflux gastrique yooyu yëpp Lotus 21 da koy faj pansement gastrique la moo ngi mel ni mu am góom da koy faj ci saase dafay dindi acidité bu bari bi taux pH bi mu defar nit ki ci côté biiram ci wàllu estomac ci wàllu ulcère yoon nañ fi ay kaawu ulcère yoo xam ne plus de 5 ans 6 ans faju nañ mosu ñoo wér ak Lotus 21 c'est des gens des jeunes daaw ñu lekk jeex ñoo ngi lekk léegi ñoo ngi naan ñoo ngi dox seen soxla dañuy wér mooy produit bi nga xam ni mënuma gëm ni nit dana ko naan te du wér. moo nekk dañ ko def tisane parce que waa Europe bi en général tisane yii bii lañ yóbbante parce que sirop bi du mën a dem mais sirop bi nag comme dañu am des produits des machines yoo xam ne ñooy def mélange bu gën a baax moo tax sax résultat bi gën a baax ñooy defal suñu bopp dosage bi nit ki day ñëw rek di ko naan neex na parce que dañuy jouer ci neexaayu produit bi neex na sell na te en même temps lu ko mën ci reflux gastrique ak estomac amul donc Lotus 21 moom itam dafa am acide hyaluronique waaw oui parce que acide hyaluronique pansement gastrique la am na d'autres acides nag yoo xam ne ñoo ëpp doole mooy protéger nag après biir bi ba dootoo yëg laqaay bi ak reflux yooyu ak gaañu yi mais ma fàttali na nit warul def rek lu sedd lu ne mu lekk lu tàng lu ne mu lekk waxtu wu ne mu lekk dafa am nu mu war a lekkee sunu biir yi nañ ko fonk biir bu wéree lépp wér yàgg naa la wax ne biir mook centrale énergétique bu belleer wala yeneen ñooy am su paanee lépp paan su doxee lépp dox Lotus 21 nag moo ngi fi nit ku commencé am brûlure moo xam bu garaaw la ak bu garaawul loolu moom du mën a rees yooyu yëpp waa des gonflements loolu boo jëlee Lotus 21 da ngay wér incha allah. Verno moom mooy lan. Verno 24 mooy sama garab. mooy suñu xanaa. waaw mooy suñu garab yow xam nga ko. yaa ngi koy jëmbat yaa ngi si li Verno 24 bii nag. mais man bi nga ma ci jëkkoon a ñamal ndox la woon. am na ndox am na sirop garab yu bëri am nañ ko sirop parce que temps bee fi xajul am nañ ko paquet kii itam tisane la lu ñu naan herbal tea da nga koy infuser 30 minutes moom def ci citron naan ko moom li mu gën a baax dafa am action cytostatique c'est-à-dire dafa baax surtout sur les cellules cancéreuses soo xoolee le professeur Mbaw bi muy def conférence bi bokk na ci garab bi mu lay wax ne testé nañ ko ba war nañ ko yóbbu Europe c'est sûr que day faj cancer du sein faj nañ ci ay nit photo à l'appui wéral leen surtout ñi nga xam dañu teel a ñëw waxuma nag ki nga xam ni nekk na ba cancer bi métastasé cancer day gàddaay ab sàmm la su nekkee ci ween bi nga di ko yar foofu wala nga faju sa faju ba sonn ba mu tas dem ci xëtër ba dem ca roño ya dem ca poumon ya nga ñëw pour ñu faj la kii ci cancer bi nekk ci ween rek lay faj su tasee ba pare ba tas définitivement même buñ koy faj sax kon dañuy jéem a jël yeneen façon garab mais ma conseillé la ne la su fekkente ni nii dafa métastasé wu su fekkente ni nii dafa tas moo tax may wax nit ñi nañ teel a diagnostiquer seen cancer teel ko faj Biokénéa am na produit yoo xam ne ku teel a jóg buñ la fajee da ngay wér léegi nag doo yemul ci loolu parce que dafay faj li jëm ci wàllu AVC da koy prévenir ku koy utiliser antiplaquettaire la day raxas deret ji day defar yaram bi ba nga xam ni nit ki dootul am problème mu circulation sanguine bu bonne circulation sanguine. sax mën na jouer ci wàllu ngóora nit. ah bien sûr
d'ailleurs am na benn kilifa buñ may wax bu baax boo xam ni moom jamono Covid bi parce que antiviral la faj nañ ci Covid kii xam nga ko xam nga ci lu bari moom da ko jëloon pour loolu mais après bi mu ko continuer li mu constaté mooy wàllu ngóoraam mooy li ma la wax feebaru ngóora amul bu deret di doxee yaram bi kii nit ki dafay wér antiviral la antibactérien la anti-staphylococcique la dafa baax ci ñu am problème bronche ak bronchol dafay faj asthme Vernon dafay faj asthme anti-asthmatique la bind naa ko ci. mais am nga itam beneen garab bu Bio-Kenya dafa bu tudd ak Herta 19. Herta 19 waaw Herta 19 tam pour asthme la pour tranquillité la dafay régulariser système respiratoire bi am na fi moom ak HTN ñoo xaw a nduroo moom ay ñax la carrément ay ñax la carrément kon nga gis ni meilleur garab nga xam ni moom laay tuddee better leaf mooy meilleur garab bi nga xam ni Bio-Kenya produire na ko liñ ci neex mooy nit dalay woo ay tubaab Europe amoon ay cancer ñu kontaan ni faju nañ ba wér bien vrai que nag molécule bi ñu koy fajee bokkut ak molécule mooy la HC30 bi ñuy fajee ñu am canceru côlon ak ñu am canceru col de l'utérus parce que mës naa la wax ne la suñ nee la lii day faj cancer la wala dafa baax ci cellule cancéreuse yi rek nga defee ne garab boobu déedéet nit ki mbàq bi bët yi tiflitam dereetam yaramam lenn lu ci ne dafa am benn acide bu muy dundee biir bi acide bétulinique lay dundee yaram bi acide hyaluronique lay dundee ainsi de suite ainsi de suite. muy fàttali ay béer ak cancer ba muy faj wén ak cancer. par exemple béer dafa baax ci cancer mais ban cancer ak dimb Cordula pinnata ban cancer léegi nag béer Sclerocaria beria lu gaaw ci cancer la mais ban cancer moo tax xam-xam nag foofu la nekk léegi nag biir bi par exemple wéen waxtaan nañ si biñ ci waxtaanee wéen nga xool ni mu baaxee ci canceru côlon mënul faj dara canceru sein parce que wéen acide bi ci nekk moom la cellule yi nga xam ne ñoo nekk ci biir di dundee pour mën a reproduire moo tax garab bii li muy permettre mooy cellules yi nekk ci ween bi daf leen di permettre ñu mën a multiplier wu mën a dund ba pare cellules yi nga xam ne dañoo rey am cancer mu rey leen par apoptose par autodestruction mooy jëmmi cancer bi jëmmi cellule bi feebar jëmmi soldat bi ñu jàpp soldat boobu xam ne daa feebar ñu jox ko information mu rey boppam donc xam-xam. ci plan ci composition am daf may fàttali émission bi ñu defee woon Daara Jëmbu ci Vernonia. waaw am na Vernonia mais su ne H24 molécule la ak Vernonia plus d'autres molécules yoo xam parce que en général 1 plus 1 nag da ngaa soxla 2 bu ñu nee la 1 nga nii soo ko plusul du dem même batterie oto yi plus la ak moins c'est-à-dire il faut que des compositions des tactiques pour nga mën a jot benn résultat wala sax am loo xam ne précurseur la ci acide bi moo koy xambaat mooy mën a tax mu fulu mu mën a gaaw parce que molécule naturelle yi ni ñuy doxee dafa yéex te molécules yi dafa am benn molécule rek principal maanaam ferñeent yi nekk ci garab bi benn ferñeent rek moo ci nekk ferñeent bi nga soxla loolu nag sëriñ bi foofu la jafe-jafe bi ne nan nga mën a fexe yow ba ferñeent boobu lan nga mën a fexe ba mu mën a agir ci nangam parce que am na yeneen ferñeent yu baree bare des milliers de plusieurs molécules yooyu am na si yoo xam ne yeneen lay dox am na si yoo xam ne sax day yàq mais molécule bi ci ne am na loo xam ne boo ko booleeg moom rek mu dem mu jur mu gën a baax mu gën a fulu mu gën a multiplier wu ba mën a faj loolu nag c'est l'art mooy li ma la moo tax c'est de l'art. émission baa ngi jeex ñu ngi woon ci bureau Bio-Kenya muy cabinet bi nekk ci Liberté 6 Extension ci wetu Auchan bi tey dañu ñëwoon ak sëñ bi ngir mu présenter ñu ay produits yi nga xam ni temps bi rek moom la àndal waaye ëpp na lii maa ngi koy tudd yeneen garab Herta 19 ak yeneen lépp doon ay recherche yoo xamante ni bi dañ ko teg fu wóor fu leer naññi mën ngeen a jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone bi di 77 683 21 21 683 21 21 loolu mooy numéro Bio-Kenya lii lépp nag ñu génne ci wàllu xam-xam itam mu ngi ci biir téere bii nga xam ni sëñ Gora mi moo ko bind mu ngi tudd Naturmed waxtaan na ci wàllu garab yu wuute yoo xam ni dañu doon dem ci àll bi di def ay gëstu ay recherche gën a confirmer li nga xam ni moom la doon def ci wàllu vidéo mu def ko téere pour ku nekk mën ci jàng nag
ku nekk itam mën ci gën a approfondir mën nga sax def ay gëstu sukkandiku ci téere bi bind sax téere bu ëpp bi waaye dafay fekk itam honneur bi dellu soit ci ki nga xam ni passé na ay waxtu ci àll bi passé ay guddi yoo xam ne nelawul ngir def gëstu yu am solo bi nga xam ni mën ngeen a am itam téere bi Nature Med bu ngeen wootee ci numéro bi may leen wax 77 683 21 21 sang bi émission bi jeex na mais xam naa ni daañu jox mbokk yi dox daje fan yi di ñëw faaw ñu dugaat ci àll bi am na ay ñax nag yu ma bëgg ñu waxtaanee ko ay xeetu ay ndiir ay caxat. Cyperus caxat defoon nañ ci mais mën na ñëwaat waaw ak calaw liit tam bëgg naa ñu waxtaan si ñax rek fi ñu toll nii ma wax sénégalais yi ñax yi xar yi di lekk ak bëy yi ak nag yi faj baa ngi foofu du garab yi boo gisee may gën a bind ci garab parce que ñax nag muy dëgg-dëgg xam-xam boo xam ne dinañ ci génne lu baree bari te sëriñ bi ñax pratiquement du am toxicité te fajam dafa gën a gaaw fi ñu toll nii lii ma la wax nii sam bopp bi muy metti sànq bi may ñëw def naa duñ def émission li ma ci jota naan alhamdulilah da ngay mel ni ku naan loo xam ni dorog la sax ci saase mu bàyyi à la minute loolu nag ñax moo ko mën les herbacées ay arbustes ay garab yu jóg béer gang loolu dem naa ba gis ni xas bi nga leen di xas dagg bi nga leen dagg ci environnement bi ak nu yàlla xarañee ma la yàlla kon am na feleen fu mu ñu jox fu ñuy fajoo ci gëstu yooyu nag ñu dem ba ci biir wax nañ Iesciamus ceneer nga gis calawliit nga gis ndëttukaan lantana xeet yooyu wax nañ ci ndëttukaan gis nga yooyu sëñ bi nit ki bu fekkee ni xam nga la ca nekk ci xam-xam moo gën a gaaw fuuf ci faj ka garab gu taxaw loolu nag beneen débat la dañ ci waxtaan démontré naa li tax herbacées yi ñax yi gën a am doole ci faj nit ka garab gu taxaw. citoyen la sax dinañ ci waxtaane incha allah benn bi sa ngay ñëw mbokk yi itam foofu la ñuy jeexale émission waaye sëñ Gora dafa am benn mbokk bu ma mos a wax ni mos nga taxaw ci benn guy ni guy mooy pharmacie africaine mu ni bëgg na benn numéro boo xam ni daañu waxtaan guy li ko commencé ci reen bi xasi xob yi ba ci xoox ba nekk ci biir sax ak la muy faj parce que mos ngaa wax ni am na vitamine B12 te léegi mag ñi damm dafa yomb lool nag sang bi damm mag ñi dafa yomb waaw kay ñu ngi leen di sant bu baax ci ànd bi ak seen émission Al Irshad ñu ngi sant bu baax itam sëñ Gora ci disponibilité bi ngeen gën a collaborer ak suñu yëf mooy Biokénéa Africa 77 683 21 21 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.